parce que Modou Fall mii fépp fu ñu dajee dama naan na wax dañ maa forcé ma Adja Ndeye Daba waane bul woon loolu lu ma wax waane dama bëgg leeral dal tuuti man sama wax Samba ci DG lay commencé fa la yem man ciment la benn yoon laay tooy nee naa DG li ma gis ci moom gisuma ko ci kenn li may wax ci caméra ñu ma tiim am na fit am na diine am na yërmande te action amu ci morom li may wax nii képp ku ko xam nga loolu ci moom donc li ma bëgg mooy ñun ñëpp nañu ànd joxante loxo topp ci ginnaawam man lépp lu ma yor mu ndaw mu bari déjà ma ko moom dama jël sama mbooloo ak képp ku ma xam ak képp ku ma am jël lépp jox ko di ko guddeel di ko bëccëgal muy naaj muy taw lépp ci moom laa koy def lii dama bëgg mu leer François dama lay dénk soxna Yacine ndax li ngeen di liggéey fii liggéey bu rëy la ku xam Malick Kéré xam espoir yi fi doon am ak li fi am léegi xam na liggéey bu rëy liggéey ngeen ko kon dañ leen di gën a encouragé am nga rakk mu ngi ni sawet am nga jigéen loo mën na nga ko jàppale ndax liggéey bi gën a yaatu Abidjan seen liggéey rafet na ñëpp gis nañ ko wax ji du bëri dama ne woon du ma wax waaye ne buñ la digalee looy def mooy def topp luñ la digal amul benn lor waaw am na lu ñuy waajal lu rëy nag pour Siré ñu ngi koy waajal sargal bu rëy ñu ngi koy waajal boo xamante ne bu ñu ko defee bu paree moom ñëpp dañu xam ne Siré am na rak am na Baye Fall soxna Ami ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la yóbbante nuyoo soxna Fallou Gawlo loolu lañ amoon lu ñuy wax ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen sant Samba salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi Randoulène Nord ñu ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant Samba Ndiaye da nga baax rek waaye mën nga waxal DG Siré Dia ñëpp ñu ànd déglu la buñ pare ñu ñibbi tey day bés bu rëy di bésub cant waaye di bésub mbégte li tax parce que ku nekk macha allah yaa ngi jóg di jàppale DG Siré Dia waaye doomu Aiglon doomu Ndeye Fatma Thiam bu jógee di jàppale DG Siré Dia kooku doom moo jóg di jàppale papa kon buñ fi ñëwee tey bëggu mbégte la bésu kontante la tey bésu mbégte la bés bu rëy la li tax parce que xam nga politique boo ci nekkee taxaw ci di ci dox di ci wax ci kilifa di seede ci kilifa di tagg kilifa ba Thiès gépp jóg di ko jàppale foo dem fu ne da ngay kontaan foo dem fu ne da ngay am fierté ndax ca jëlbeen dañoo waxoon waa Thiès ne leen doomu Thiès bi doomu cheminot bi postier bi directeur général poste bi homme politique bi ni rupture ci politique à Thiès l'homme de confiance du président Macky Sall ki nga xam te ne moo def défim développement Thiès ki nga xam te ne moo def défim la réélection du président Macky Sall bañ ko yàgg a wax waa Thiès waaye tey yéen waa Thiès yéenay taxaw ne affaire bi Siré Dia la affaire bi Siré Dia la affaire bi Siré Dia donc képp du keneen li tax sànq suñu rakk soxna Yacine daf ko wax Ndeye Daba wax ko Chérif wax ko Samba Ndiaye wax ko François wax ko dama ne nit bu ñëwee moo gën na fekk ay mbokkam wax ko bu ñëwee nit a gën na ay dëkkandoom wax ko waaye homme politique bu ñëwee moo fi gën na fekk jeunesse bi wax ko homme politique bu ñëwee moo fi gën na fekk jigéen ñi wax ko homme politique bu ñëwee moo fi gën na ko troisième âge bi wax Thiès kuy wax te yàlla tax Siré Dia ces 7 dernières années ce qu'il a réalisé pour les Thiessois pour ce qu'il a réalisé sur le plan politique pour le président Macky Sall dama de l'histoire de Thiès aucun homme politique musu ko def kon loolu fierté ak honneur la ci doomu Thiès bi mu doon fierté la ak honneur ñu koy jàppale waaye fierté la ak honneur yow Yacine di doomu DG Siré Dia tey nga taxaw di ko jàppale
parce que liggéeyam je le dis et je le réitère dafa yomb li tax mu yomb boo ne jàkki ñu ne Siré Dia boo ne jumaay ñu ne Siré Dia boo ne jeunesse bi ñu ne Siré Dia boo ne groupement de famille ñu ne Siré Dia boo ne ASC ñu ne Siré Dia lépp loo tudd muy étudiant yi da nga naan DG Siré Dia kon c'est le maire c'est le président du conseil départemental kooku mooy DG Siré Dia kon Yacine yaa ngi fii ma ñëw fekk sa frère muy François Fall ma leen di encourager ci yaatal liggéey bi ma ngi leen di encourager ngeen continuer liggéey bi ci lan pour dëgmal li nga xamante ne DG Siré Dia daf ko yàgg a wax te mbokki Randoulène il y a 7 ans je me rappelle très bien dañu toog buntu kër ñu Mama Amidia DG ne Fall j'ai beaucoup d'ambition pour cette ville je vais préparer toutes les élections mais dafa am élection boo xamante ni sama élection bopp la du élection président Macky Sall mooy lan la réélection du président Macky Sall en 2019 et dès le premier tour loolu tax DG Siré Dia santaane njabootam ñu jóg yaatal DG Siré Dia santaane njabootam ñu dem ci population DG Siré Dia santaane njabootam ñuy installer ay cellules ay mouvement di taxaw pour lan jàppale DG Siré Dia ci li mu dëgmal mooy ŋànk Thiès téye ko parce que nag mbokk yi en 2012 c'est de 6%. Aujourd'hui, on est à 43%. En 2019, Siré Dia sera à 63% à Thiès. Parce que dama ne que ñu def tête de liste départementale nga dem élection législative kii taxaw ne mooy principal adversaire président Macky Sall nga dooree ko de 28 000 voix François wax nga ko il n'est plus crédible comme candidat li tax crédible Siré Dia tax crédible dama ne nit boo mënul daan mbërëm mënoo koo daan. dama ne Siré Dia président Macky Sall Thiès moo ko res Thiès Siré Dia moo ko res Thiès moo res département bi incha allah rabbi et là aussi may profité di nuyu waa ñoo ko res yaa Habib ak François des jeunes dynamiques ñëw fekkee jotaay bi kon tey yaa si lii nga dëgmal bi Randoulène Nord ñu dëgmal ko Randoulène Sud dëgmal ko li féete mu yoon zone Moussante bi pour lan liggéey bi fi amoon avec la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est l'occasion de les saluer et de les remercier ci taxawaay bi ñu am ci jàppale parti bi ci taxawaay bi ñu am ànd ak DG Siré Dia parce que aussi li may faral di wax rek il y a beaucoup de constantes certes à Thiès mais la première constante c'est le DG Siré Dia c'est pas que président Macky Sall moo taxaw ne moo ma neex déedéet waaye nag liñ naan bu ma xamul ni ma lay def li nga defa tax Siré Dia moo liggéey li tax ñun waa Thiès ñu ne moom la Siré Dia moo liggéey li nga xamante ne moo tax président Macky Sall ne moom la te fi ñu jëm ñu waxaat ko mooy continuer liggéey bi pour lan le 24 février 2019 fii à Randoulène Malick Kaïré Diaw bi nga xamante ni président Macky Sall ak gouvernement am boo xoolee ak Promoville bi ñu teg tali bu mucc ayib fii ci Randoulène ñuy profiter ci occasion ñun waa Thiès di gërëm président Macky Sall ak gouvernement am di wax ne président fàttewoo Thiès ba nga jëlee DG Siré Dia def ko directeur général de la poste muy jàppale Thiès bu fa yemoon neex waaye tey ñu gis Promoville bi à Randoulène ñu gis fi tali boo xamante ni day régler lu bëri ci biir Randoulène kon bu ñëwee fii dañuy gërëm président Macky Sall ak gouvernement am di ko wax président yokk sa gouvernement ca kaw ca kanam mbokk Randoulène buñ ci jógee dama yem loo xam ne dama koy wax waa Randoulène dama ne jeunesse bu Randoulène ñu ngi fi jigéenu Randoulène ñu ngi fi troisième âge bu Randoulène ñu ngi fi DG Siré Dia dafa signé ak yéen pacte dañ leen ngeen jàppale ko mu jàppale le président Macky Sall mais moom il s'engage mu jàppale jeunesse Randoulène il s'engage jàppale jigéenu Randoulène il s'engage jàppale troisième âge bu Randoulène te loolu ànd bu juste la dama ne bu waa Randoulène jógee fii tey di jàppale DG Siré Dia c'est parce que ki fi nekkoon na fi déj amul leen njëriñ ki fi nekkoon na fi déj jàppalewu leen ay meeram jàppalewuñu leen moo tax rey Randoulène problème yi ngeen am xam ngeen ne mënu koo régler xam ngeen ne ay meeram mënuñu koo régler mais avec le DG Siré Dia le président Macky Sall Randoulène aura des jours meilleurs ndax bilan DG Siré Dia à Randoulène kenn du ko naatable du lu ñuy créer lu am la kon mbokk Randoulène fi ñu jëm jàppaleen DG Siré Dia seen défi yow Yacine François avec la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy écart bi ndaw bi des fii ci Malick Kaïré Diaw
Inch'Allah, le DG Siré Dia va vous accompagner, il va vous soutenir pour que aussi Malick Kaïré Diaw ngeen gagné ko à l'image de tous les centres de Thiès. DG Siré Dia gagné ko, le président Macky Sall gagné le Sénégal ndax président Macky Sall liggéey na fi loo xam te ni il va avoir Inch'Allah un deuxième mandat. Mais le DG Siré Dia aussi mérite et Inch'Allah on va se battre avec lui. Il mérite et il va gagner cette ville parce que Thiès ñoo bëgg changement, Thiès ñoo bëgg rupture, Thiès ñoo bëgg dynamique bu bees te dynamique boobu ki ko mën a insuffler à cette ville c'est le DG Siré Dia. kon yéen waa Randoulène ne ratez pas l'histoire, jàppal leen DG Siré Dia ngeen ànd ak Yacine ànd ak ñoom François avec la coalition Benno Bokk Yaakaar ndax le DG Siré Dia est en marche pour la réélection du président Macky Sall en 2019 et dès le premier tour avec la manière et ensuite ma koy wax fii buñ ci jógee amul toogaay dañuy continuer parce que rupture bi pour mu mot il nous faut un nouveau maire, c'est le DG Siré Dia. Il nous faut un nouveau maire, c'est le DG Siré Dia. loolu Siré Dia moo sàkkul président Macky Sall deuxième mandat mais ñun ñoo sàkkul Siré Dia maire Thiès ñun waa Thiès te loolu benn xeer la ñu jël mu doon def ko ñaari coup lu tubaab bi di wax présidentielle yi ñu taxaw Siré Dia mu gagné élection yi bu ko jógee ñu ànd ak moom ba mu doon maire Thiès parce que Thiès sonn nañu dootuñuy otage yu kenn bu njëgee naan ñu ay bañkat ngeen ma ne kenn du gis lu gën ci yow bañ ko jeunesse su Randoulène doo leen gis ku leen di jox liggéey ngeen koy bañ koo xam te ni fii la dëkk boo leen ko gisee élection ba élection la ñu ngi leen di nax loolu du bañkat du loolu du bañ li gën ci yow du bañ xam nga loolu war a bañ ki nga xam te day tëdd këram ne doom Randoulène bu élection jotee ñëw ne voté leen ma bu élection passé dootoo leen ko gis affaire bi du amour parfait affaire bi du doomu koñ bi wala doomu dëkk bi affaire bi xam nga lan la ki juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi tekkee ci dëkk bi mais amal njëriñ ci dëkk bi te kooku Siré Dia la et souvent je le dis je défie quiconque dañ koy wax ñun waa kër Siré Dia te nit du ko dindi mooy Siré Dia lu mu fi def kenn def ko fi ku nekk ci politique dinañ tontu lu ne mais loolu saa ñu ko waxee kenn ñi bul génn tontu mooy que ne loolu moo am te mooy dëgg journaliste yi di ko wax Thiessois di ko wax ñi nga xam te ne même ils sont de l'opposition di ko seede kon mbokk yi Yacine persévérer Siré Dia tey lu mu soxla mooy message am mu egg ci nit ñi mais parce que son bilan dafa jiitu sax liggéey politique peut-être ba ñuy liggéey tellement il en a fait pour cette ville kon continuer leen li nga wax sànq yaatal leen biir Thiès pas de frontière pas de limite ba le 24 février DG Siré Dia yàlla may ko ndama Thiès le président Macky Sall am deuxième mandat et dès le premier tour pour un Sénégal émergent et à travers DG Siré Dia pour un Thiès émergent je vous remercie. jox seen wàccuwaay ndax sama ay yaay rek ñoo ma ñëw wuy si sama ay papa ba ci sama maam donc kontaan naa aussi ci population Randoulène ndax ku ma fëgg sa kër génn nga donc kontaan naa ci mobilisation bi guddi na am ngeen yeneen yu ngeen di def avec yaa ngi fii am waaye lépp da ngeen koy bàyyi ñëw jàppale ma ngir ñu jàppale suñu papa Siré Dia mu jàppale le président Macky Sall mu gagné élection au premier tour présidentiel yi. mouvement bi nag dama ko créer wante wéetuma ci ndax ñii ci sama ginnaaw ñoo ma ci jàppale maire yeeg paa yeeg ba ci suñu sëriñ bii di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara jàppale nañu nee nañu bi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi kon wéetuma ci regroupe kii bi mouvement bi. Thiès nag ñun ñëpp dañoo mobiliser parce que Siré Dia gis nañ li mu fi def muy sama papa yar ma ñëw fii Randoulène ne dinaa génne waa Randoulène ñu ñëw jàppale ko parce que papa Siré Dia kenn werantewul ni c'est un acteur politique économique extraordinaire fii ci Thiès. Siré Dia moo ngi jàppale jàkka yi Siré Dia moo ngi jàppale daara yi Siré Dia moo ngi dimbali sëriñu daara yi Siré Dia moo ngi jàppale xale yi ñu liggéey
Siré Dia moo ngi financé famille ñuy liggéey di jàppale seeni borom kër di jàppale seeni njaboot. daanaka mën naa ne recordu embauchement des jeunes sama papa Siré Dia battre na ko loolu mën naa tax a wax ko ba tax na nag waa Randoulène di ko tàllal loxo pour mu ñëw suqali suñu gox ñun itam li mu def ci yeneen quartier yi ñu teg ko suñuy bët moom la ñu bëgg mu ñëw fii ci Randoulène jàppale ñu ci. ASC baa ngi nii soxla nañ ko ASC bi soxla nañ ko te ASC bi du ASC bu ndaw ASC jaloore la bari na lu mu gañe jàkka ji tamit soxla nañ ko parce que jàkka ji ngeen di gis di jàkka Tafsir El Hadj Malick Mbaye jàkka cosaan la jàkka ji dafay yàgg mook suñuy maam la woon Bikiri Jéey fii ci Randoulène kon ñun jàkka ji bëgg nañ kuñ ci taxawul defar ñu ko taman wax naa ko dégg na ko te xam naa ni moo ngi ci xaarul mitin xaali ku ko voteel moo ngi ci jàkka ji. nag lu dul ki ñu yàlla booleel muy sëtu Serigne Touba bi nekk fii Serigne Mouhamadou Lamine Bara moom la ñu am moom la ñu yàlla booleel daaraam ji nag benn parent fekku ko ci moom mooy génne ay moyen ay taalibeem taxawaalu wuñu moom mooy dem ak propre moyen bëgg nañu mu dugg ci daara ji dimbali ñu parce que suñuy doom ñoo fiy jàng. jigéen ñii nga gis fii ñu toog ma ñëw ci jigéen ñi nag ndax jigéen ñi toog ku ci nekk boo xëyee Randoulène mën ngaa yeewu 5 heures mbedd mi yëpp ku dee yaa ngi lal sa taabal kii yaa ngi teg ñetti fataayam kee teg fee ay légumam Binta Kase ngi fëleeg ay géejam maa ngi fii ci boutique bi ku ci nekk yaa ngi wut loo am jàppale say borom kër Ami Doucouré ngi ci taabal bii dend ak man ñu yaatal liggéey bi. am na ñeneen ñoo xam ki ne sekk ma nga fee moo yor mburu mi kon xam na ne jigéenu Randoulène yaafu suñu kumba ngi ci gerte gi kumba ci gerte gi ndànk rek li ñu bëgg nag du lenn lu dul sama papa Siré Dia mu ñëw fii jàppale ñu comme ni mu jàppalee yeneen quartier yi parce que doomam sëy si na fi kon fii la dëkk liggéey bi nag yamale wuñ ko suñu quartier dong ndax ñi ngi commencé di dem ci yeneen quartier yi fu amul mouvement ñu jëm faa sanc mouvement Mayaan Njaay a ngi nële moo fi teewal waa R100 bëgg nañu tam ñu dem fa jàppale ko Aminta Camara ngi toog moo fi teewal waa Parcelles bëgg nañu tam ñu dem fa taxaw ko xaara ngi nii yor avec bi ci koñ bi beneen avec bi ci ruq bi ñëpp ñu ngi nii toog ci maire Diaw ànd ak Papa Siré Dia pour jàppale ko ñun nag liggéey bi dañ koy yaatal xaaral ñu def meeting pour inviter leen dañoo dem yaatal ko bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw ci mouvement bi suñu objectif ñu atteindre ko mooy falaat le président Macky Sall au premier tour en 2019.
yaa ma formé di remercier nag parce que waxaat la li fi Papa Siré Dia def ku ñëw rek répétition la waaye la répétition est pédagogique ba tax ñu koy tàbbal ci nopp ñëpp rek li ñu bëgg nag mooy remercier parce que sëriñ bi ñu ñëwee daf ñoo ubbil buntam ne ñu ci lu ngeen dugg maa ngi ci ndax habitant wu quartier bi laa dinaa leen jàppale te jàppale nañu ñuy remercier imam bi ndax ñaanal nañu ne ñu dem leen jàmm rek ngeen di am ndax ku jàkka ji tax a jóg jàmm rek ngay am te gis naa ko tey jii di remercier nag sama yaay mi jàppale na ma Ndeye Fatma Thiam sonn na ci daw na ci di remercier tamit waa kër Siré Dia parce que loo jege nit am na koo gën a jege ba tax na sama bàjjen bële muy Ami Collé jàppale na ma ci te duma fëkk jëf jàppale na ma ci bu baax di remercier Ndey Daba ndax bañ ma boolee ak moom bi ma Samba Ndiaye mi boolee ak moom ma def sama délégation ëppoon nañu lii dem wuti këram daf ne di diidu lu ndaw te comme yow mi xale yow mi ñu jiital Siré Dia sa papa la jugal toog amul demal wutali Dakar mu ñëw xool ci mouvement bi te def na ko di remercier Habib Niang ndax weetuma benn yoon di remercier François ndax man ak moom ñoo dëkk ci quartier bi te fu ma fëgg ne leen Siré Dia ñu ne ma François gis nañ ci liggéeyam kon ñun dañuy jóg ànd ak yow. di defal nag remerciement bu particulier Chérif Thierno Abou Dia jàppale nañu te jàppalewuñu ndànk moo ne lépp lu fi média man maa koy andi kon kooku jàppale na ma jàppale na waa Randoulène duma mën a dem nag te remercier wu ma suñuy borom kër ndax ñii ma àndal heure bu ne fëgg naa leen jug leen ñu dem te amaana ñoom ñoo ma mag waaye seeni borom kër dañ leen naan wàcc leen fi njaboot gi dinaa leen xool jug leen ngeen ànd ak moom parce que xam nañ ne doxuma ci ñàkk fayda di remercier seeni borom kër yi bu baax mënoon nañ ne kii xale la waru leen a yëkkati ngeen di jug kontaan naa ci seen borom kër yi kontaan ci sama borom kër ndax jàppale na ma financièrement te jàppale na ma moralement jàppale na ma ci bépp boor kon mënumaa taxaw fii te duma ko remercier kontaan naa vraiment ci moom Bamba Dieng waaw ñi ma jàppaleem ñoo bari moo tax remerciement yi bari di gërëm Chérif Dia rakku Siré Dia moo jàpp sama loxo yóbbu ma ba ci DG ne ko Yacine a ngi nii sa doom la présenté ma ko daanaka moom xamoon na shaytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci Seydina Muhammad sangu-sang yi ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di boole cant ak gërëm ak wàccuwaay ñiñ fi fekk di leen baalu àq ci temps bi ngeen toog ci suba ba léegi di leen yónnee nuyoo ku mag ku baax ku gore ku am lislaam ku xam li muy def muy le directeur général de la poste Pape Siré Dia nee na mi ngi leen di nuyu nee na ma sànq Ndey Daba soo demee neel Yacine maa ko jur su toogoon fi mu toog sax ni dina ma jàppale man dinaa ko jàppale ca gox ba mu dëkk estomac ba mu wootee Siré Dia nee na mi ngi sa ginnaaw guddi ak bëccëg di gërëm nag dañ fee fekk kilifa xam naa temps bi mayuñu ko
di nuyu Chérif Abou Dia doomu Abou Dia di xaritu Siré Dia di responsable Siré Dia di ko taxawul à Thiès ma nga nee toog di gërëm suñu coordinateur Modou Fall l'incontournable et l'infatigable ma nga nee toog di gërëm nag su ma dikkee damay gërëm waa Randoulène di fi gis sama doom sama rakk François Yacine xeex bi doo fi wéet liggéey bi doo ci wéet ndax François mi ngi Randoulène nga fekk si ko Abim ñaa ñu ngi lay gërëm di gërëm jigéenu fàq dëkk yi ma àndal les lions nee naa du ngeen ay moodu Siré Dia ay jaara Siré Dia guddi ak bëccëg suba ak ngoon yéen a ngi ci liggéeyu Siré Dia nee na mi ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di bareel ngërëm ak cant ak wàccuwaay sunu xalif général bi mooy Ami Collé Dia mooy magu Siré Dia nee naa bu ñu gisul Siré Dia buñ ko gisee dañuy dal ci kawam ñun Siré du ñu wéetal benn yoon gis Siré Dia bañ a liggéey gisu ko bañ a liggéey du ñu dal ndax magam a ngi nii nee naa ko reewoo fuuyoo beewoo boo beewoon ñu bàyyi la fi avant Siré Dia sax dangaa taxawaayu mag sa ëtt baay bi yàlla na ànd bi yàgg te yàlla balee nag seen càmmiñ Yacine dangaa ànd ak ku baax sa papa le directeur général de la poste dama ni ko ci local yi ba référendum yi ba législatif dama ko doon wax téye le capitaine de l'APR mais maintenant il est le général de l'APR ki président yónni ñëpp Thiès am na ay directeurs généraux am ay ministres am ay honorable député waaye ku mel na directeur général de la poste taxawaayu ministre taxawaayu le maire de Thiès mooy le directeur général de la poste nee naa ko le réveil de l'emploi à Thiès yow la emploi yi président doon campagne bi muy laata jër nguur gi yaa ko ci tontu à Thiès ak au niveau national benn xale bu góor taxawaalootul da nga daan jàng am sa licence am sa maîtrise am sa lépp dem di jaayi café wala ngay dawal Jakarta Siré Dia dikk ni moo bañ doomu Thiès yi fi ne askan wi da leen di jàppale ci li ko yàlla jox nee naa ko bu la neexoon toog Ndakaaru ay moromam ña nga Ndakaaru toog élection ba élection moo leen fii indi chaque vendredi Siré Dia à 2h mi ngi à Thiès xam nga lan moo ko ñor askan wi mi ngi ci emploi des jeunes financement des femmes benn jigéen lebatul benn banque Siré Dia financé na la te du la topp am na ñoo xam dañ lay jox financement ba pare ñëw monter la avec chaque le 2 heure ba ñu monté woon avec bi bu dikkee dañuy ñëwaat seet avec bi fu mu toll suñu ànd ak magam ju baax jee ànd ak monsieur Modou Fall ak délégation bi sama ginnaaw ñu joxe financement bu ñu dikkaatee rek campagne lay doon ak di leen waxu carte d'identité ak carte électeur yi loolu la directeur général de la poste def booy jàppale nit da nga koy jàppale jox ko ba pare bu toog te doo ko poursuivre nee naa la da lay décanter te du la escanter Siré Dia loolu la def. néegu yàlla yi di dundee allahumma salli ala Seydina Muhammad Siré Dia da cee dugal loxoom bu baax a baax ndax nee na moom yàlla rek ko ñor dan naan politique ci àdduna la yam moom nee na moo bañ àdduna ak alaaxiral borom muñ gu rafet gii xam nga muñam gi lu mu signifié lan la muñam gi signifié yàlla rek a ma ñor moo tax muñam gi mu koy def fii Randoulène waru leen woon wéet ci jàkka ju ñu defarul xoolal Randoulène ni mu lëndëmee pourtant am ngeen ay leaders yu fi newoon de am ngeen un maire bu ne à Randoulène juddoo fi yaroo fi màgge fi te defu fi dara opposition bi nekk à Randoulène je pèse bien mes mots juddoo Randoulène màggen Randoulène ne fi ba doon mag defarul jàkka defarul éclairage Randoulène war ngeen a yeewu bañ leen bu leen toppati ku leen defalul dara politique du maa yaa ma neex rek ak maa la neex mais opposition bi fi nekk kañ la fi woon ñaata yoon nañ leen fal un maire ñu nekk maire président conseil départemental lan la fi liggéey di fayeeku juuti yi di fayeeku taxi di ko def ci keesu mairie su dee ñu fayeeku seen litre d'essence ak seen salaire jubale à Dakar dëkk ji fa mais Randoulène waru woon lëndëm nii Randoulène waroon nañ koo leeral ba mu leer nañ ndax opposition bi fi nekk nag mbubboo Randoulène fii la dëkk dama bëgg waa jigéenu Randoulène ngeen yeewu bu leen kenn nax seen doom yaa ngi taxawaalu seen càmmiñ yaa ngi taxawaalu seen jëkkër yi retraité nañu mënatuñu dara te war ngeen gis ku leen awu xam nga kan moo leen awu ku leen war a awu ki jàppale le président de la république ki def PSE
ki fi indi bourse familiale bi opposition bi di ko mbubboo nag na leer bourse familiale bi Macky Sall ko fi indi nit ñëpp laa ko boole parti au pouvoir opposition ñoom ñu mbubboo ko di ko politique Macky Sall la oto mbalit yi ngay gis ci dëkk bi maire indiwu ko fi Macky Sall la route secondaire yi Promoville bi gis ngeen li fi Macky Sall def da nga daan césarienne dem di fay 500 000 francs gratuité bi président def ci santé bi kenn xamul nu mu toll dama ni leen na ngeen yeewu ku musaan di faju da nga daan bëgg a dee di faju de 0 à 5 ans te doo fay dara loolu Macky Sall moo ko fi indi bourse familiale yi gis ngeen département bi li mu fi def électrification bi ci département bi branchement sociaux yi au top potable bi ci dëkk bi kon nag danoo war a yeewu jàppale Macky Sall nee naa man su ma dalee ci jam ñaajo dal ci aéroport Diass bi mu yeggale sama xel dal autorail bi gën a efficace gën a gaaw gën a baax waaw gën a baax di ceeg moom ñu def centre de sapeur pompier à Thiès pour xale yi di jàngi métier ñu def centre régie des chemins de fer centre de métier ñuy jàngal xale yi le directeur général de la poste nag jàppale ci Macky Sall lool ndax nee na moom Macky Sall rek ko ñor kenn ñor ko ku dul Macky Sall fal Macky Sall au premier tour le soir du 24 février moo ko ñor population Randoulène Sira Dia nee na xam na ni école bi wàññeeku na bu baax li fi opposition bi nekkee woon wàññeeku na ñun xam nañu François am na lu mu fi liggéey su amee ku mel na Yacine am ku mel na Ndeye Diaw à Randoulène am keneen ak keneen incha allah élection am Aram Sila nee naa élection présidentielle yi ñu jub si Randoulène day gagné te Sira Dia nee na ba Yacine ne day taxaw jàppale ko mu gëstu gis François xelam dal na bu baax jigéenu Randoulène Sira Dia nee na doomam ji mu àndal lu mu diggéen na ko def nee na financement femmes yi bu suyee boo ngeen toog xaar ko borom jàkka ji ilimaan bi Sira Dia nee na li mu def jàkka yëpp lay def seen jàkka yi ndax doomam ji jaral na ko population Randoulène jaral na ko na ngeen dem jëli seen carte électeur dem leen jëli seen carte d'identité kuy jàppale nit da ngay am arme sa arme mooy seen carte d'identité man dama toujours damay wax au nom des femmes jigéen ñi ñoo ëpp ñoo gën a farlu dama bëgg Mali Kayre gi le soir du 24 février 6 heures bu François génnee Yacine génn Aram génn Ndeye Diaw génn ngeen yooxu opposition ngeen dindi ko à Randoulène amalu leen njëriñ ki fi ne ni mooy doomu Randoulène def fi Pikini xam nga ko fi def dara le directeur général de la poste l'incontournable ki jàppale ñëpp ki bëgg Macky Sall tax mu avancé à Thiès électoral bi fi nekk Sira Dia ko fi liggéey nee naa ko téye le meilleur leader téye un leader qui a un bilan te mi ngi jàppale Macky Sall à Thiès jóg leen taxaw ànd ak Yacine jàppale Sira Dia allahumma salli ala sayyidina di sant bu baax ci kàddu yi avant tout ñuy defal mention spéciale suñu sœur Yacine ani Yacine waaw ñu defal mention spéciale suñu sœur Yacine Niang vraiment ci engagement am ci détermination am ci aussi pare tamit engagé wu pour jàppale le directeur général muy Pape Siré Dia spécialement fii ci Randoulène ñuy nuyu délégation bi fi ñëw teewal fi le directeur général ci njiitu Modou Fall le coordonnateur Ndeye Daba le doyen Chérif Dia suñu yaay Ami Collé suñu yaay Khady Fall ak ñëpp vraiment avant tout tamit ñuy beralaat nuyoo spécial waa coalition Benno Bokk Yaakaar les membres d'APR de Randoulène ñu leen di beral nuyoo ñu ngi fi toog ñu bëgg ñu tàccu leen baax suñu papa Pape Maguette Dieye mënoon na jël kàddu yi wax ko ñoom ñoo ko moom tey donc Aïcha mu ngi fi toog di suñu sœur di sama goro di sama xarit di membre aussi ci APR ici à Randoulène di femme de développement madame la maire Aram Sila conseil municipal muy fi toog représenté parti bi kon ndomba tànk parti bi ak cëru parti bi ci Randoulène moom moo ko téye
moo fiy conseillère ci suñu biir moo fiy madame la maire ci suñu biir moo fi nekkaatoon tamit suñu coordinatrice ki nga xam ni bisu élection yaa war a teewal parti bi ci Mali Kairé ñu mën a wàññi xam ñaata lan am nga sécuriser ko jox ko parti bi kon cër boobu moom la ko yàlla joxoon mu téye ko kon bu toogee fii suñu kilifa àqan la fi ñu koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp di nuyu suñu frères yi suñu sœurs yi di nuyu aussi suñu yaay yi dëkk ci quartier bi waaw li tax bari na wax ji mën na bañ a ñàkk mais Siré Dia moom du gan randu leen Siré Dia aussi lii la soxla randu leen yaatal amaana bu mu fi nekkul gan jëf na fi ñun ñii sagal nañu li ñu yor mën si tedd tey mën ci yor suñu bopp grâce à moom te politique ànd ak moom moo tax ñu am ko kon tamit bu Yacine ñëwee vraiment amaat taxawaay boobu gëmloo waat loolu askan wi randu leen fekkaat ñu si suñu xel day gën a dal fekkaat si aussi waa coalition bi surtout suñu xel day gën a dal kon ensemble politique dafa metti di nga dégg wax ju ne mais li am solo mooy ñu gëm liggéey parce que Mali Kairé gi bis buñ ko gañee Siré Dia moo ko moom li tax mooy nekkatuñ fi di naatable naan Siré Dia mooy coordonnateur loolu dépassé nañ ko tey lu doy ni APR ci Thiès buñ koy wax Siré Dia la ñuy wax ñun ñuy faral di wax naan ki fiy wuti naan Macky Sall yow laay dëkku ñun dañuy faral di wax naan ko balaa nga naan le président xoolal noo jéggeeg Siré Dia Thiès ba pare parce que tëral na la dem na sa kaw bu yàgg rendi na la loolu dina gaaw kon boo xamul ni nga koy def ñun mënuñu nangu sa candidature ici à Thiès man dama koy wax sama discours la dama ni Idrissa Seck ma koy waxat ci kaw Idrissa Seck le candidat désespérant Idrissa Seck candidat boo xam ni élection boo dem génnee ci ay jooy Idrissa Seck le candidat bi nga xam ni sa retraite taxaw na c'est le 24 février 2019 buntu Mali Kairé lañ koy signé nga dem toxu ji tëjuwaat sa néegu bàyyi toog foofu ñu yaraat la nga génnaat boobu day fekk nga dellu en arrière Idrissa Seck incha allahu rabbi li la dese ak ñun bareetul amaana xam nañ ni nga ñu ngi ñuy gañee randu leen mais ñun ay gor yu set wecc lan parce que bu dara desul lu dul élection ñu taxaw doomu randu leen taxaw ñuy voté balaa 2 heures 3 heures xam nañ ni gañe nan la mais politique ak ay pexe un candidat ak ay pexem il a renforcé ce centre de plus de 30% des suffrages loolu boo ko déggee mooy téeméer boo jël wut na ci fanweer yu dëkkul ci koñ bi mu def leen transfert 3 heures ba 18 heures ñoom ñooy gagné kon ñun xam na nan la ñuy élection yi moom du doon gàcce su ñun mais en ce qui nous concerne mooy ñun ak suñu waa goox mooy ñun ak suñuy dëkkandoo suñu diggante mooy ñun ak gëm gim ñu gëm ak tàllal loxo bi ñu ngi tàllal loxo ñu koy jox kon ensemble loolu c'est une question d'état ñu ngi ciy interpeller état bi encore ci transfert Mali Kairé yi ñu ngi ciy interpeller waat le président de la République ñu ngi ciy interpeller waat surtout le préfet de Thiès ñu ngi ko ciy interpeller bu baax pour ces transferts de Mali Kairé ñun xam nañ ko ñun ñu fi dëkk xam nañ ko peut-être dañoo gëm yàlla yaru mais bu ñu neexoon bu 3 heures jotee ñu taxaw ay jaas yi génne fetal def lépp ñooñ du ñu voté daw ñibbi te dëkkuñu fi Ngumsaan leen dëkk feneen leen dëkk Kër Madaaro leen dëkk feneen leen dëkk loolu du wàllu gor nit ki da ngay taxaw saafonteeg sa askan ñu gëm la jox la li nga moom nga taxaw sigi waaye boo mënee am ci sàcc ci fraude te mënoo gagné lu dul Thiès gii bëgg doon président te mënatoo ko gagné Siré Dia gagné na département bi Siré Dia ravagé na commune bi kon kooku boo nee tey candidat bu mën a gagné élection présidentielle nga da ngay nax sa bopp un candidat qui ne peut pas gagner un département fii ci Sénégal mënoo nax sa bopp man nag je leur lance un défi man na doon président yàlla la mënu ko doon jëfum ak askan wi la waaye man dama leen lance défi boo soit du 24 février bis bu ñu gagné département Thiès ma xam ni président lan mais un candidat bu mënul gagner ce département daan ko gagner di ko gagner waat tey nga koy ñàkk ci sur la tête de liste de Siré Dia pendant ces législatives nga bëgg a wax ni yaa ngi gagner yaa ngi nax sa bopp demal nga tëdd. nuyu aussi di sant aussi sëñ bu baax bi dëkk ci koñ bi muy sëñ Lamine Mbacké vraiment doon ay kilifa yu baax yoo xamante ne bii bu ñu amee jàmm ak dal suñu koñ yu mel nii c'est grâce à eux. donc bu ma si jógee aussi maa ngi nuyu bu baax population Randoulène di nuyu suñu papa suñu yaay suñu rakk yi ak suñu mag yi fi dëkk yëpp vraiment doon ñu baax ñoo xamante ne bii neex nañu dëkkal vraiment
su ma ci jógee di ñëw suñu gan gi ñu amee tey di monsieur le directeur général de la Poste monsieur Siré Dia en même temps doon responsable politique à Thiès bon di ko sant di ko gërëm lu tax benn Siré Dia Thiès tàmm nañu dégg ci moom jëw bu baax jëw bu sell moom mooy bu ñu waxee Siré Dia li ñu njëkk a wax moom mooy c'est un homme religieux jullite na te à chaque fois boo xoolee waxam ak kii jëfam doon li koy firndeer saa su nekk donc di ko gërëm ci loolu su ñu nee Siré Dia aussi ni c'est un acteur politique c'est un acteur social c'est un acteur économique bu am solo ici dans la région de Thiès donc je lance un appel mani Thiès ne doit pas commettre l'erreur de perdre utilité bi mu doon ci Thiès parce que ku wax Siré Dia wax jàppale bi muy jàppale kër diine bi ku wax Siré Dia wax recrutement bi muy recruter ñu bëree ngi liggéey tey c'est grâce à Siré Dia donc ku mel noonu utilité la ci ab dëkk donc ñu ngi koy remercier bu baax bu ma jógee ci loolu nag di ñëw ci sama sœur yi nii ñoom Yacine soxna Ami Doucouré ñi initié lu mel ni tey vraiment doon aussi ay jàmbaar parce que ku ñëw ci koñ bi tey jii nii di nga fi gis ay boutique di nga fi gis ay table donc ñu doon ay femmes yoo xamante ni vraiment bu femmes yëpp meloon ni ñoom population bi ñëpp meloon ni moom ñoom suñu gouvernants yi seen liggéey dina gën a yomb parce que tooguñu rek di xaar ku leen may ou bien tooguñu di déglu waxu yenn politiciens yi ànd ak ñoom ci riir boobu di yàqal liggéeyu suñu gouvernants yi fi nekk donc di leen gërëm bu baax ci kaw loolu donc di wax ni ñi ngi jëm ci ay élection ñi ngi jëm ci élection présidentielle donc doon élection bu am enjeu élection bu am importance bu ñu waxee élection aussi au Sénégal dinañu tudd région Thiès donc doon bërëb bu am solo bërëb bu bëri enjeu politiquement donc di lancer un appel à tous les responsables politiques yi nekk à Thiès surtout à monsieur Siré Dia bi nga xamante ni bii bon jëfam rafet na vraiment on a rien à dire parce que du doon loo xamante ni ay nettali la man personnellement j'ai beaucoup d'amis je connais aussi beaucoup de personnes yoo xamante ni bii aujourd'hui ñi ngi liggéey di jàppali seen njaboot c'est grâce à monsieur Siré Dia donc wuute loolu ak yeneen responsables yi nga xamante ni bii amoon nañ leen fii nii au niveau de Thiès ñuy liggéey di fayeku mu yam ci ñoom rek yam ci seen famille donc Siré Dia de par ça c'est un homme exceptionnel donc ñu war ko remercier jàppale ko fépp fu mu bëgg population boobu dañ ko war a jàppale ànd ak moom ci kaw loolu parce que utilité population bi lay doon après donc mu doon un homme exceptionnel boo xamante ni bii population Thiès waruñu perdre utilité bi mu doon fii nii au niveau de Thiès donc di lancer un appel aussi à la population de Randoulène Nord Randoulène fii la école bi gën a am enjeu nekk ou bien centre de vote bi gën a am enjeu nekk moom mooy école Malick Kéré bii nii donc di wax monsieur Siré Dia il a une chance tey jii nii tombé ci ay personnalités politiques yu mel ni ñoom Yacine yu mel ni ñoom Ami yu mel ni population Randoulène pare tey jii nii topp ci ginnaaw pour ànd jàppale ko pour jox ko centre de vote bii nii nga xamante ni bii moom mooy enjeu bi ëpp solo biir Thiès donc tey mën naa ne bu tëddee na xelam dal parce que ñoom soxna Yacine ñi ngi ci ginnaawam ñoom Ami Doucouré population Randoulène jeunes yi nekk Randoulène ñi ngi ci ginnaawam donc il n'a rien à craindre donc duma jël micro bi tey jii nii di wax te aussi lancé wu ma un appel ci lu baax li nga xamante ne bii tàmm na di ko def man ma xamee ko population Randoulène xamee ko waa Sénégal yëpp xamee ko muy nekk di jàppale kër diine yi mais aussi di jàppale population bi di doon loo xamante ni lu am importance la luy soqali économie dëkk donc di ko lancer un appel ni ko tey jii nii ñëw na ci quartier Randoulène y a des femmes y a des jeunes mais surtout y a des jeunes diplômés qui n'ont rien à faire donc c'est des chômeurs donc di ko lancer un appel ni ko
population Randoulène pare nañ ko pour jàppale ko mais aussi ñi ngi koy tàllal loxo pour que jeunes yi nga xamante ne mi ñu ngi fii amuñu liggéey mu jàppale leen dimbali leen pour ñu am xëy mais aussi suñu jàkka ji nii nga xamante ne bi population Randoulène aussi moom la ñu am mu jàppale ñu bu baax réfectionné ñu ko parce que lu baax loolu rek la nekk di def te ñun tamit on a le droit aussi tàllal ko loxo ñaan ko pour que loolu baax loolu noonu muy def mu dimbali ci quartier Randoulène dimbali ci population Randoulène ni ko population Randoulène yëpp amul dara lu muy xalaat amul dara lu muy xend pare nañu tey jii nii pour jàppale ko pour topp ci ginnaawam incha allah pour que élection présidentielle yi ki nga xamante ne bii moo ko yónni. parce que lii Yacine mënoon na dem àndeek Siré Dia bu Siré Dia wootee mu wuy ji bu Siré Dia dee dem mu solu ànd ak Siré Dia Siré Dia dina xam ne Yacine ku ko bëgg la mais Yacine deful loolu dafa ni Siré Dia damay dem ci base ba ma dëkk ànd ak ñoom ñu jàppale la liggéeyal la mu ñëw ci koñ bi woowaa koñ bi yépp ni leen dama bëgg ñu ànd jàppale Siré Dia koñ bi itam nekk koñ nag bu neex a àndal Yacine 6 mois mi ngi dox 6 mois buntu kër bu nekk ci koñ bi Yacine dugg na fa te ku mu dem wax la waxu Siré Dia rek nee nga ko manqué sa gannaaw ndax lii mi ngi soog a door tey nga woote mu mel nii tey kon Yacine am na lu tax nit ñi wuy see ko nii ñu ko wuy see tey Yacine am na jom am na fulla am na fayda nangu naa liggéey mais gis ngeen koñ bii ngeen ñëw tey ay nit ñu am joma fi nekk ay nit ñu nangoo liggéey ay jigéen ñoo xamante ne xamuñu dara lu liggéey koñ bi soo xoolee ci kaw ba ci suuf foo rombul taabal rek romb nga fa kees jigéen ñoo xam ne liggéey rek lañ xam loolu moo tax Yacine woote lii ci Siré Dia waa koñ bi yëpp génn ñëw wuy si ko Yacine butigam a ngi nii su xëyee ubbi butigam jëkkëram xëy liggéeyi mu jël cinam teg ko ci buntu boutique bi toog di jaay di liggéey liggéeyu këram ndax liggéey rek la xam mu woo leen nag ci liggéey nit ñi wuy si ko ci liggéey Siré Dia nag nekk na doomu aadama boo xamante ni man de daaw ma wuy ji kenn mais bi ma Yacine wooye ci Siré Dia tey génn naa lii ma def tey nag xam naa ne moom bu ñu ko filmé am na foo xam ne bu ñu ko fa yóbbu woon dinañu ne kii mooy kan ndax man lii daaw ma ko def mais moom moo ma ko jaral parce que politique gu Siré Dia ci Thiès ku ne dégg na ko am na ñoo xam ne dañuy dem nappi ba pare ñoo may la jën Siré Dia da lay jëndal gaal jox la wan la ni ñuy nappee bàyyi la nga dem ak sa bopp. waxaat ko. am na ñoo xamante ni dañ lay may contrat 3 mois nga dem liggéey 3 mois contrat ba jeex ñu bàyyi la nga dem di taxawaaluwaat Siré Dia nag da lay embauché ngay liggéey di fayeeku weer. su la jëlul ci service am bi mu ne ndax mënta jël ñépp nag ci fi mu ne service bu ne dafa am fu mu yem bu la jëlul ci fi mu ne jël la feneen nit ngay liggéey dégg nga ku mu jëlul fi mu ne daf lay yóbbu feneen ngay liggéey di fayeeku weer kon politique gu Siré Dia ci biir Thiès su ma yeboo ma ni benn politique la fi man gis naa politicien bu ne damaa gàtt nii de mais mag laa de yàgg naa Thiès de gis naa fi lu nekk mais bii moom bariwu fi bii Siré Dia di def bariwu fi moo tax Yacine mii bi mu wootee waa koñ bi yépp génn waa koñ bi nag kontaan nañu torop ci Yacine ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal parce que lii nga leen woo kontaan gin ci kontaan moo tax ñu génne nii ñu génne ne am na nu mu doon demee du ñu génne nii ndax toujours nit ñi woote fi ku ne da ngay woote mais nit ñi di nga woote te nit ñi du ñu ñëw mais fi nga leen woo moo leen ko jaral Siré Dia ku ñu ci woo di nga wuy ci Yacine nag waa koñ bi ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm may wax nag ñii nga xam ne ñoom la Siré Dia yebal ñëw ngeen ci koñ boo xamante ne bii ay nit ñu am jom ñu nangoo liggéey lañu jeeg ju ndaw ji fi ne ba ci góor ñi même xale yu góor yi ci koñ bi amul xale góor buy taxawaalu amu fii xale yu góor yi koo ci gis bu xëyee suba liggéeyi na
bu ngoonee la ñuy ñëw élèves yi koo ci gis jàngi na bu école tëjee vacances élèves yi fii seen doom yi ñi ngi nii di ma dégg ku ci sa doom tëj école da ngay wekkoo sa saak dem ci chantier yi wut manœuvre di liggéey mais benn xale bu góor du taxawaal ci koñ bi randu leen gi fii du ñu toog ba 11h autopolice ñëw fi du ñu toog ba 5h ci ngoon autopolice ñëw fi ndax ay nit ñu am jom ñu am yar am teggin am ak taalibe rek ñoo fi nekk ak jeeg ju ndaw ju nangoo liggéey bu ngeen demee nee leen Sirédia nag lii Yacine ña woote tey jii nga ne koy waa randu leen gépp nee nan ñi ngi ci ginnaaw Yacine mi ngi ci ginnaaw Sirédia ñu ànd ak moom dañ ko jàppale ci ni mu ko bëggee ci kàttanu yàlla wasalaam